duñu koy wax nag tey nañ koy dooree ci li nga xamante ni bataaxal boo xamante ni gis nañ ci mbirum passeport diplomatique yi ba mu rek daal di génnee ba ñu génnee ki nga xamante ni mooy Thierno bi nga xamante ni bokkoon na ci xaritu Thiat Kilifeu ak Simon mu élargir ko wala bokk ginnaaw mandat de dépôt mu génn prison ba Y'en a marre nag di sàkku ñoom tam même chose ñu defal ko pour Kilifeu moom tey nag def na sortie bu gën a enfoncé tey kookee di Mbissane ndax dafa jàpp wax ni mësuta doon xaritam te tey jii lépp loo xamante ni mi ngi ci biir vidéo boobu moom xam na moom ak moom ñoom ñoo ko sekk dem na ba wax ci ki nga xamante ni moom moo di Simon bay dëggalaat ni voyagé na ci passeport am te li gën a tax moom mu daal di sax daal di boole mun nañ koo tuddee ni kookee di Simon moom moo di kilifa ci wàllu boppam ca kanamu baar ba da doon yëkkati kàddu yoo xamante ni du dëgg. alors tey jii boo seetee loolee ñu génnee mu waroo tey ak kàddu yi nga xamante ni ñi faree ak kilifa Thiat génnee nañ ko ana naka ngay jàngatee mbir mu ni mel. dafa nekk dossier bu sensible na. boo xam ne boo ciy wax. dafay xaw a diis ndax dañuy ñaan yàlla dimbali kilifa mu génn ci situation bi mu nekk. yàlla dolli ko sutura parce que kenn matul. xam nga Abdourahmane Sow bi ma koy tàggu ci affaire pétition bi. daf ma wax ñaari mbir ne ma matuma Lamine Diaguit amoon nay manquement tubaab yi ko teg lii matuñu nguur gi ko seetaan matuñu. ñun ñëpp matuñu. donc kenn ku ci nekk ci sa dund am na ci loo xam ne suñ borom xëy na moo la ko dimbalee rek ba feeñu. ba lii xewee nii. bett ñëpp bi mu xewee ñun ñëpp njort bu rafet la ñu amoon. parce que ñaar ñi ko sekk ay xarit intime lañu. dañu wax ni ay xarit lañu depuis 20 ans presque. sekk taraanga xam nga ki nga sekkal xaritoo ba ngeen mën a ba nga mën a jàpp ni su ngeen di waxtaan. sa diggante moom ak yàlla rek lay doon nekkete dina am ay yeneen enregistrement yu ci am ci seen diggante xaritoo boobu. donc loolu daf ci feeñ ci benn facteur début bi mu amee. kilifa ak ñi ko wër dañu nié ni dara amul. bi vidéo yi génnee indi yeneen preuve aussi. ñu taxawaat ne données personnelles waruñu ko génnee nangam. ñun ñi gis vidéo yi bi xew-xew bi amee ñëpp jàpp nañu ni rek comme ni ñu aajaloo woon Sénégal. parce que dañ fi dem ba benn moment. opposition société civile ku dem def sa tooxu doon génn ne dañ maa complot moo fi mujjoon xew. benn immunité bu bees bu ñu créé loon société civile bi bu ñu créé la woon loolu. donc finalement bi xew-xew bi amee preuve yooyu génn mu dem nag ba ci wàllu yoon dugal ci loxoom bi Simon demee ba feebar ñu wane ni këyit bu koy attesté ni dafa feebar am na. Abdourahmane Sow dafa jox ñu ndigal ne ñu fépp fu ma dem ci plateau yi nañu ñaan ni li tax ñu bàyyi Bougazelli mu amoon liberté provisoire ne dafa feebar waru fa téye Simon. parce que état bi tamit ni mu def ci kaawu Bougazelli déglu ko ñu tëj ko 6 mois nag tëdd kaso nag. mais dañu ne juge d'instruction bi mu ko dégloo xool dossier xam ne dafa feebar da koo bàyyi. mais Simon aussi dafa feebar defoon AVC avocat wam ak médecin bi confirmé ko buñ ko fa bàyyiwaatee mu génn àdduna ci kaso bi seen responsabilité la ñoom état bi ñu jóg xeex ko ba Simon génn. mais kilifa aussi nee nañu juge bi déglu na ko. juge d'instruction. donc bu la dégloo avocat yi am nañ droit demander liberté provisoire mais ci loxo parquet lay nekk. parquet mooy feebar bi nga xam ne ni ñun ñëpp mooy problème bi ñu am mooy parquet bi nga xam ne ni mooy gis dossier IGE bu Samuel Sarr mu jël bu Khalifa Sall. parquet bi nga xam ne aussi moo jël créé 25 personnes tànn Karim Wade tëj bàyyi fi gaayam parquet bi nga xam ne ni aussi tamit moom moo gaawal dossier Khalifa Sall yéexal dossier bi parquet bi nga xam ne ci viol lu musul am ñu accuser nit viol war mandat de dépôt mu jox la liberté jox la contrôle judiciaire te am na ñu am li ñu nga ca kaso ba dañoo am mandat de dépôt parquet boobu nga xam ne nag dañu wax ni ñoom la ñuy jooytu ne parquet bi bokk ci nga xam ne ci ministère public tant que dindiwuñu le cordon ombilical entre l'exécutif ak côté parquet bi donc problème bi rek la ñuy am loolu ay réforme ak ay refondation c'est un combat citoyen c'est une mobilisation citoyenne loolu mooy xeex bi ñu war a xeex ñun ñëpp mais comme régime bi moom nii la ko jàppee parce que régime bi tey 6 mois toog na ñaata weer deful conseil supérieur magistrature te le président de la République c'est le président du conseil supérieur magistrature donc juges yi seen wàllu bopp ñu ngi réclamé wu pour ñu am indépendance ñu ne dañu war a nekk benn conseil supérieur boo xam ne ni ko maître Moussa Sarr waxee dañ ko war a ibbi réformer waat ko journalistes yi am fa part société civile bi am fa part parce que ñun la ñuy rendre justice mais ñoom juges yi kase la ñi nga xam ne ni ñoom la ñuy fafal membres yi ñu fafal bari wuñu ci magistrat yi ñi nga xam ne ni membre de droit yi ñoo ko ëpp donc loolu ni muy doxee nii lay doxee selon les textes
léegi nag dossier bi mu ngi pendant devant la justice. ñoom demandé nañu juge bi. mu nekk ci wàllu yoon. Babacar Touré daf ma jàngaloon ni. dossier bu nekk ci wàllu yoon avocat yi seen client lañu yor dafay am bataille d'opinion dafay am bataille médiatique. léegi nag li xew mooy ni ñu bàyyee Ousmane Sonko muy traîner atte wuñ ko te Adji Sarr incriminé accusé ko. atte wuñ ko Bougazelli vidé wuñu dossier aussi dossier Barthélémy Dias ñu traîné ko noonu la ñuy demandé waatee même dossier kilifa bi ñu boole ko ak dossier Ousmane Sonko bi boole ko ak dossier ñoom Bougazelli bi lépp ñu vidé ko. mais tey déclaration bi ki ñu doon wax seen xarit la dafay yàgg tey mu weddi loolu ba mu set ne sequl ak dara takkoo ak kilifa. mais xam nga loolu mais loolu est-ce que ça ne peut pas compliquer davantage les choses? xam nga yoon wàllu yoon la xam nga déclaration ak yi wax yi presse procès d'opinion procès presse c'est pas devant le tribunal. du parce que moom ci wàllu boppam am na lu ñu ko jàppoon lu dul mbirum ñoom kilifa bi. muy wàllu vol. waaw mu ñu tëj ko. xam nga boobu xamuñu ko ñun xamuñu ñu bari topp ñu ñenn ñi ko bindoon sax bariwul. mais bi ñu gisee ay vidéo yu jóge ci moom ñoom kilifa ak ñoom maître Moussa Sarr di ku ñu wóolu koo xam dafa am responsabilité sociétale parce que day plaider activiste yëpp te duñ ko fay dërëm noonu la plaider ay Yavuz Selim noonu la yore woon dossier Lamine Diack bi te kenn fayu ko dara su jógee di xeex rek en général dafay nekk dossier boo xam ne daf koy def pour des raisons citoyennes parce que Ndiaga Diouf noonu la nekkee woon avocat am bi mu leeree ni dafa kii donc moom ci wàllu moo ne ñoom it def nañ plainte cybercriminalité pour les données personnelles yi nga xam ne dañ koo diffuser te jóge ci seen loxo loolu aussi tamit war nañu ko vider leeral ko mais tombé woon Thierno Diallo nekkoon ci benn dossier donc dossier boobu génn na libéré nañu ko ci am na yeneen plainte justice bi ko libéré mooy justice bi nga xam ne moo téye kilifa justice boobu aussi dossier bi vidé gu ko donc nu ñuy def lu dul dañuy toog di xaar justice. moom mooy li ngay ŋàññi kon mooy le fait que ñu bañ a wuy ci plainte bi nga xamante ni. kilifa def na ko contre Thierno mais Thierno ñi koy layool tam wax nañ ni tëdd na la mu war a tëdd ndax nañ ko jàppee woon moom moo di wàllum sàcc. tey jii tëdd na li mu war a tëdd ba pare donc bu dee caat wala waa Y'en a marre génn nañu ne na kilifa génn parce que Thierno tam génn na. dañuy boole lu bokk xam nga ñoom caat ak Y'en a marre ak kilifa pourquoi ci kilifa rek lañ koy wax. parce que seen xarit la xam nga li ma d'accordul ak ñoom keroog ñu bari comprendre duñu mais ñun ñëpp a xeexandoo woon ñu am mérite ci réew mi parce que biñ xeex jotee dañoo taxaw xeex mais bi ñu xeexee ba pare nag gis nga wàllum xaritoo ak wàllum famille bokkul ci justice ni ñuy réclamer nii ñoom justice bi c'est parce que kilifa dafa nekk seen xarit mais pourtant ñaata sénégalais ñoo nekk ci kaso bi parce que kilifa seen xarit la xam nga fu ma la daf ne même bu rayoon nit ma défendre ko ma ne ko kon bàyyil activisme ak société civile yooyu kàddu kon war ko woon tenir. non sama xarit même bu reyee nit dama koy défendre sa xarit bu choisir nekk ci homme public nga ne bu reyee nit sa nga koy défendre kon nekkoo fi pour justice sociale nekkoo fi pour droits humains dañu la wax l'islam nee na défendral sa xarit bu tooñee buñ ko tooñee mais waxal sa xarit dëgg mooy waxal sa xarit kat ni xew-xew am na dinañ la défendre ba nga am sa dëgg mais li nga koy jàppale ci suuf nag wàllum ñaan wàllum dox ay loolu seen diggante la. waaye bu taxawee ne ñun ki far ci ñun du am benn problème loolu lañ la wax ni moom moo dul dëgg moo dul yoon. est-ce que du ñoom ñëpp même taxawaay bi lañ. taxawaay boobu ñu am nag ba nga xam ne ni ñoom seen wàllu bopp ay seen i kuréel politique ñii ne ñun daf ñu soutenir woon bi affaire Adji Sarr amee ñoom aussi ñu am taxawaay bi da leen topp ba àdduna di tukki. parce que Adji Sarr bi mu génnee parce que c'est Adji Sarr c'est une citoyenne bu ñu jël domestique yóbbu ko ci salon de massage di ko exploiter di ko fay ay 40 000 ñëpp di ko seetaan muy salon de massage boo xam ni këyitam baaxul ñoom dañ ne c'est parce que xale la mais député bi la ñu war a défendre gis nga ni ñu comparé sénégalais yu bari aussi joxuñu Adji Sarr dignité humaine am parce que xale la bu jógee nulle part léegi ñoom bu ñu taxawaay boobu ñu am dem soutenir seen xarit ñoom it xew-xew bi am ñu ne suñu yoon nekkul ci justice ñëw soutenir seen xarit fan la réew mi jëm. mais parce que dañu jàpp ni complot la boo xamante ni dañ ko def. dama la wax ne la xam nga complot bi yow dañ ko jàpp ñoom. mais ñun ñëpp fi ñu jëm fan la bi ñu amee problème mu cour d'appel ci seen kii fu ñu dem mu àtte leen. kan moo leen jox dëgg du justice bi. du xale bu jigéen bi ci justice bala de. du affaire kilifa gi ak Simon bi ñuy ñaan ku ñu ñaan du justice. mais dañu ne seen xarit la. xam nga bi affaire Ousmane Sonko bi amee dama ne leen bu ngeen génnee ngeen ne kenn du laal Ousmane Sonko Macky Sall bés bu fi jógee wàllum pétrole beeg gaz bi aussi njabootam buy mu daanu am 50% dañuy génn ne kenn du ko laal. ku ci nekk da nga moom la précédent dangereux. xam nga tey loolu mooy problème bi foofu nag boo koy wax en général duñ la déglu bi Barthélémy Dias génn def appel génn ne du ma wuy ji te moom moo lancé appel pourtant kilifa yi nekk ci opposition bi dañ koo soutenir te ñooñu nee nañ dañ bëgg a doon président de la République.
où sont les institutions. dañu jalgati. où sont l'État non xam nga boo aspirer ci li nga bëgg a diriger ji. da ngay fexe ba boo koy jot bul liñ la lebale woon bu mu dellu si waat. c'est-à-dire loolu la ñu wax mooy bi ñu nee Adji Sarr dafa def plainte am ñëpp gis ni mu def plainte accusé Ousmane Sonko présomption d'innocence bi Ousmane am la ñuy gëm ànd ak moom gunge ko bu ñu paree nag bu dee Adji Sarr moo ko tooñ ñu xam ne Adji Sarr nii ñi ne ci ginnaawam comploté ko juge bi prononcé na ko comme ni leen juge bi prononcé seen dossier yi ci affaire bi. récemment kon réglé problème Abdoul Mbaye amu fa justice jox ko dëgg. Ahmed Aïdara yóbbu fa dossier am fa dëgg. ñaata dossier ñoo fa am. ñu am dëgg mais Bakar nag abu mi am na ñu bëri ñoo xamante ni seen dossier ña nga fa tamit te ba léegi nii ci tiroir yi. non xam nga ñaari chose moo am dafa président bi dégg ngeen ko ñëpp toog mu ne dafa am dossier am dama cee teg sama loxo. mais xam nga lu waral loolu. mooy c'est parce que liñ la wax la parquet li ma la wax nii la loi moo ko def la. xam nga bu doon ni parquet bi dépendrul ci président de la république nag dépendrul aussi tamit ci parquet bu jëlee enquête day dem directement saisir juge bi. loolu la ñuy faral di wax dama ne loolu suñu xeex la. ñun ñëpp mooy ñiy def droits humains société civile bi ñun ñëpp suñu xeex la ba nga xam ne ni justice dañ koy libérer dañ koy organiser ba nga xam ne ni sénégalais bu am problème buy dem ci justice du am sikki sàkk. puissance exécutive. waaw puis ñu génneen ci la main de l'exécutif. ni mu nekkee pouvoir mu dem ci plénitude am ñu bàyyi magistrature bi seen liberté ñoom ci seen biir waxuñu ñu bàyyi leen nag mu nekk gouvernement des juges mais ñoom ci seen wàll mu am sax beneen juridiction boo xam ni dafay acter magistrat yi nga xam ne ni bu ñu juumee en général parce que gisoon naa ko ci ay proposition mooy magistrat yi aussi ñu defal leen ay postes yoo xam ni ci selon ci sa profil selon ni ngay fi ngay yegg si ba yéeg foofu ngay jaaree jot poste bi parce que boo demee Amérique bu ñu xasee ba soo fal cour suprême bi c'est kii mandat la yow président mënu ñu fexe ba ñun acteurs yooyu ñooy xeex jëmee foofu loolu mooy les combats vrais combats citoyens sur les combats judiciaires loolu nag mooy combats yi ñu war a mëne ba ku politique bi Abdoulaye Senghor ñëwee def ko Dia utiliser la justice Diouf ñëw aussi ak Wade def ko Idrissa Seck tenté woon ko ci Macky def ko Karim Wade dossier Khalifa Sall ñëw mais c'est parce que souvent l'État du Sénégal su ñëwee dafay instrumentaliser en général parquet pour mën a yóbbu yenn dossiers yi mu bëgg mu dem ñenn ñi aussi buñ yaa joxaat président sax pouvoir grâce boo xam ne ni moom moo ko am xam nga dans les normes mënoon nañ organiser l'organisation judiciaire ba dañ lay def ay sanctions yoo xam ni soit doo dem kaso Maître Moussa Sarr mu ngi proposer juge des libertés boo xam ne ni tey kilifa mii mu ñu xam ne ni du génn sénégalais la soxlawul ñu koy teg ci kaso bi mais mën nañ ko jox yenn caution yoo xam daf koy cautionner génn dem doxi soxlaam buñ ko mënee dox ñu dox ko yooyu yëpp ay combat la yoo xam ni c'est un débat mais comme la classe politique du Sénégal ñoo imposer violence verbale ñoo imposer dictature de l'ignorance ñoo imposer benn terrorisme boo xam ne ni ñoom ci seen wàllu bopp seen i carence la ñuy nëbbu ba indiwuñu débat d'idée indiwuñu débat de programme ou débat de projet de tout sauf Macky Sall parce que doyal nañu ci Ablaye Wade Macky Sall yegg si aussi def li ko neex donc loolu moo indi lii. est-ce que du ci loolu la ñuy tontu parce que bu ñu xoolee ku ci activiste bu taxaw temb ne lii du fi am nga nekk ca kaso ba ku ci nekk ci opposition bu radical également sa ndodd tamit ñu gàll fa benn dossier boo xamante ni dina la tere gestu est-ce que du non xam nga li jot a xew récemment nii xew-xew yu mujj yi ay la yëwén kuy wax sa kitaab Ousmane Sonko bu dem salon de massage président yóbbuwu ko fa moom wax na li ko fa yóbbu. waaw mais li ko fa yóbbu nag ba xew-xew am fa moom ci wàllu boppam ak kam ko xewlee benn ñun suñu borom nekku fa ñun neewuñu suñu borom xamuñu li fa xew ki dem tuumaal ko yoon mooy àtte donc Ousmane mu fa yóbbu boppam dañuy jàpp ni moom bu fa demul woon coow li du am. parce que avoué na ko boppam ni dem na fa. bi ci topp bi xew-xew bi génnee ci kilifa génn ne suñu xarit la ànd nañu 30 ans lu ne daj nañu ko mais xalaatuñu woon nii lay demee xew-xew bi génn vidéo yi dem mu jéggalu Sénégalais yi tibim donc ci seen biir la ñoom parce que ñoom ñoo doon ànd ci seen biir donc Barthélémy Dias aussi tamit li ko yóbbu fële mu dem kaso ba dem procès appel ba di yegg fa aussi fan la jaare fekkeewul woon sax régime boobu mais li ma wax ne ni les politiques en général xoolal dossier bu Barthélémy Dias bu Macky Sall bokkee ak ñoom Tanor négocier nañ bàyyi ko mu génn boobu Barthélémy xam na ne li ñuy def du justice mais arrangé na ko woon boobu parce que day politique parce que boobu ñu ngi woon ci mouvance bi nekkatul ci mouvance bi arrangé tu ko Ousmane Diagne nekk ci woon victime mais jour boobu du ñëpp dañu taxaw attaqué Ousmane Diagne mais ñoom Ousmane Diagne bi yoon ñëwaat na ñu ne non pourquoi waaw moom laa lay wax ne la mooy l'homme politique. chaque jour position yi moom mooy. moom la ñuy jàpp nag di manipuler nit ñi daal di bu yegsee fii ñu yegsi fii état bi aussi bu yeggee si benn niveau mu instrumentaliser nit ñi. mais loolu noonu ñun ci suñu wàllu bopp ñooy décider ni loolu day dañ
bu ñu décidé ni day dañ parce que Macky Sall Abdoulaye bi mu bëggee def ticket indi imposé ñu premier tour 35% ñun ñoo jóg taxaw génn ñu assemblée dañu yónni woon ay ndaw ñu xam ne majorité fa am ñu retiré loi bi parce que askan wi moo génn donc askan woowu nag ci wàllu boppam pour que xeex yi mën a am dañuy nangu ñu bañ leen nax ñii di leen yeewi ñi nga xam ne dañu leen bëgg a yeewi ñu yee leen ba pare mais si cette ñi leen bëgg a wàllu wax leen balaa ñu leen di wàllu ñoom ci seen wàll boobu ñu wax leen ñoom ñooy ñaan ba pare ñii wane ni ñoom it dañu ñëw pour changer la règle indi débat yéen ñi nga xam ni ak acteur presse beeg média bi organiser ñu l'espace pour ñu permettre de découvrir qui sont ces hommes leurs personnages leur profil leur programme leur projet de société ñun société civile bi nga xam ne aussi kenn xamul lu ñun ñi nga xam ne amuñu carte d'identité xamuñu yére yu ñu sol xamuñu fu ñu jëlee suñuy xaalis ONG yeeg yu kenn xamul ñu nit suñu bopp ñu décider nag ñun suñu bopp libérer sénégalais donc furtu boobu noonu am moom la ñuy régler ba pare parce que Sénégal ci boppam moo soxlawaat loolu Serigne Cheikh Al Maktoum daf ne génnuma parce que defaraat leen jikko yi nañu sang réew mi demaat ba doon xalif ne bu ngeen discipliné ma génn bërki démb Serigne Mountakha mu baax mi dafa ne ni may demee jumaa ngeen di yuuxu su ma sañoon l'islam day ànd ak dal ak discipline bu demee ba koy appuyer nit ñi ci yar ñu ànd ak dal waaw bërki démboo Njaay ñu di saaga xalif général des Tidianes ki koy saaga di mbokk pas-pasam di ko xas nga dem Europe am na ñoom axana doon ñoom Moussa Camara ak Cheikh Maye Niass bërki démb bi mu defee déclaration am ko taxaw di ko saaga léeg-léeg ngeen dalal fii benn borom koppati Cheikh Oumar Diagne muy désacraliser suñu siiw religieux yi waaw mais lu ngeen bëgg réew mi ci boppam moo am problème